ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy ñëw ci jàngat boo xamante ni dafay yaatu lool jëm ci benn ci combat yi nga xamante ni jàpp nañ ni ñun Sénégal buñ ko boole ci suñu politique de développement maanaam tabax citoyen modèle ñooy raw ci àdduna bi yépp muy sàmm valeur. sàmm valeur boobu nag dafa am ñu koy jëmal jamono ji ñu ràññee leen depuis un certain temps muy ànd sàmm jikko yi ñu ci mel ni ONG Jamra itam ci loo boobu la ñu bokk. te kuréel yooyu noonu teg ay jéego yu am solo daañ ci ñëw mais aussi mu am ñu taxaw temm ne lii du woy ndax bu ngeen fàttalikoo ci histoire du Sénégal képp ku mës a jóg ngir xeexal dëgg Sénégal ñu tabax ko ci suñu valeur ci suñu ndono maam dañ lay sàkkal pexe. bu ngeen seetaanee vidéo yi ñu defoon ci Mamadou Dia Cheikh Anta Diop Omar Blondin Diop lu bari ci commentaire yi li ñu wax mooy suñu maam ak suñu waajur yi naka la ñu sàgganee woon ba jëm yu mel nii rëcc ci Sénégal. parce que période boobu noonu pouvoir bi fi nekkoon muy waa parti socialiste dañ leen doon diaboliser di yàq seen dar di leen xeex. bu ñu jëlee ku ci mel ni Cheikh Anta Diop est-ce que xam ngeen ni bi muy créé partem bii di RND muy rassemblement national démocratique Senghor daf ko bañaloon agrément ne du ko jox autorisation ba noppi daal di suspendre journal bi mu créé woon muy Siggi juste pour discours Cheikh Anta Diop ba ñu dugg ci nopp sénégalais yi. moo tax Cheikh Anta Diop ba mu génn àdduna la ko sénégalais yi gën a xam. ñun suñu jamono par exemple ni ñu xamee Cheikh Anta Diop di ko gëstu suñu maam ak suñu papa yeeg yaay yi xamewuñ ko noonu alors que boo demee ci yeneen dëkk Afrique dañoo foog ni Cheikh Anta Diop benn yonent yàlla la. nga jël Mamadou Dia moom dañ ko jaxase woon ak këru diine yi ne leen kii bu yoree réew mi quota yi leen di jox ci wàllum mbay li ngeen di bay di ko dundee di ci jariñu da koy nangu alors que politique gu Mamadou Dia moo nekkoon du France mu ñuy imposer du ñu wax ñu lu ñu war a bay suñu politique agricole ñoo koy définiral suñu bopp. ñu daal di soppi discours Mamadou Dia en plus ñu ne bés bu faloo nitu diine yi dootuñu amati jàmm Sénégal nii la ñu diaboliser woon Mamadou Dia jaxase ko kilifa yi ba yéenam ci Sénégal matalewu ko. nga jël Omar Blondin Diop dañ ne woon xale bii yeekatu fitna la ndax ñoom Omar Blondin Diop ba ñu demee ba xam ne nguuru Senghor dañuy raye dañuy fat ay bakkan Sénégal ñu ne am na indépendance ba noppi mais doomi France muy Jean Collin la ñu def ministre de l'intérieur bu Sénégal lii ñu bari dañ ko ëppale. Sénégal am na indépendance ba noppi mais doomi France la ñu jël dénk ko jëwriñ gi caatu biir réew mi ngir képp kuy tenir bépp discours boo xamante ni àndul ci sàmm intérêt France dañ lay sàkkal pexe. ñu ci mel ni Omar Blondin Diop ba ñu demee ba comprendre mbir boobu noonu ak fitna gi nguuru Senghor bëgg a yoree réew mi dañoo dem jàng li ñu woy lutte armée jàngi xeex ngir aar seen bopp. ñu taxé ko de terroriste donc coow terroriste bi fi am fan yi du tay la tàmbali ca jamonoy Omar Blondin Diop lañ ko tàmbali woon. ñu tuumaal ko itam ni benn agent étranger la bu bëgg a yee fitna Sénégal prison bi nekk Gorée lañ ko yóbbu daal di koy saakal pexe ray ko mi ngi amoon 27 ans ñaar fukki at ak juróom-ñaar. rappel bu ndaw bi nag lu tax ñu def ko mooy xamal doomi aadama yi que ni Sénégal yàgg na am ay traître yu nekk suñu biir ñoo xam ni képp ku jóg ngir sauver Sénégal ñu yàq la tilimal la ba dootoo tekkeeti dara. ñooñu noonu seeni doom ak seeni sët ñoo fi nekk ba tey di yeggali mission bi seeni maam daan def ndax deret dafa foor parfois nga dégg yenn ci yàqkat yi ne El Hadj Oumar dafa doon rey ay moromi africain am alors que bu ñuy nettali dañuy fàtte waxaale wala ñoo ko tey que El Hadj Oumar Tall tubaab yi la doon jàmbaar lool mais ba muy xeex ak tubaab yi ay nit yu ñuul comme moom ñoo xam ne li El Hadj Oumar doon xeex mooy seen intérêt ñoo far ci côté tubaab bi di xeex El Hadj Oumar Tall maanaam réew mi dafa yàgg am ay traître yoo xamante nii dañoo mës a yàq ay combat traître yooyu nag deewuñ ndax ku am doom ami sët deewoo léegi nag seeni doom ak seen sët yi nga xamante nii dañoo donnu deretu yàq combat dañoo donnu deretu jaxase ak féewale ñoo fi nekk ba tey di jéem a xajamal combat de sàmm jikko yi donte dañuy sonal seen bopp duñ ci am ndam ndax li ñu gis fan yi ci soutien jëmale ci kuréel gi ak yenn ci seeni membre da ngay xam ni Sénégalu démb ak Sénégalu tey am na différence lool ndax tey la information gën a yomb dëgg la am na ndaw yoo xamante nii kenn kontewul ci ñoom mooy yambar yeeg yaafus yi défendre mbon ak di ko dal lay mais li ñu gis ci ay jeunes yu taxaw temm ngir protéger valeur Sénégal bu baax ñun daf ñu rassurer moo tax vidéo tay bi bëgguñ ko rek yemale ci ànd sàmm jikko yi ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñi nga nekk di def mais delloo njukkal bépp jeune bu gëm Sénégal yow mii di seetaan ci nga bokk ndax moo tax nga cliquer ci vidéo bi ba ci ay youtubeur yoo xamante nii bu leen neexoon yem ci seeni vidéo humour people ak yu ni mel ndax loolu moo tax ñu xam leen di leen topp bu ñu neexoon ci la ñu yem di wut ay partenaires lekk seeni millions seen yoon neewul ci réew mi mais dañoo engagé wu ci sàmm jikko yu baax te wolof dafa ni waaw góor dafa yokk jom. parfois li ëpp li ñu gis ci ay message wala commentaire mooy ndax waa xalaat TV da ngeen bokk ci ñi créé ànd sàmm jikko yi ñu tontu leen ni déedéet
mais dañoo jàppee suñu bopp membre ànd sàmm jikko yi ndax dañoo gis ni ñii ñun la ñuy xeexal ñun sénégalais yi suñuy doom ak ëllëg suñuy sët ba tax na waruñu gën a gore ndax réew yi ñuy woy les grandes démocraties bu weesoo parti politique ya fa nekk am doole lool dafa am société civile bu am doole itam boo xam ni képp kuy def dara di nga leen bàyyi xel ànd sàmm jikko yi taxawaay boobu la taxawee tey ba tax na seen existence du arrange ñëpp daañu leen diaboliser daañu leen tuumaal daañu leen sosal rien que pour dynamique bu ñu nekk di sensibiliser di yee ndaw yi loolu noonu bañ a jëm kanam ba tax na ñu mel na ñun dañu engagé wu taxaw temm ci dëkku lépp loo xamante ni dafa nar dal seen kaw ñun nag suñu chaîne garaawul mën nañu saaga mën nañu wax lu leen neex mais ànd sàmm jikko yi ñun dañoo taxaw pour défendre leen ndax li ñu nekk di liggéey duñu nagu kenn duñu ko yàqal ba ci li xewoon barki démb ak Oustaz Matar Sarr ñoo ngi doon waajal sensibilisation bu rëy a rëy ngir bu bés ba jotee ñu topp ko këram ba tribunal ak mobilisation bu kenn mësta gis ci biir réew mi ngir wan ñi yónni seeni ndaw pour ñuy attaquer ak xëbal ànd sàmm jikko yi que du ay benn wala ñaari membre ngeen am ak affaire mais Sénégal gépp ngeen di jàmmar lool heureusement pour ñoom daw nañ ca ba ñu ami tànk li ñu war a xam mooy ànd sàmm jikko yi dafa créer benn situation de terreur bu doy waar tiitaange bu yéeme waxuma la ci waa oxlu seytaan yi nekk ci biir réew mi mais mbootaay yi financé góor jigéen yi franc-maçonnerie ak xeex suñuy valeur te nekk bitim réew ñooñu ànd sàmm jikko yi daf leen tiital ci loolu la ñuy ñëw 2018 le kuréelu franc-maçon bi gën a rëy France ëpp dayu Europe muy Grand Orient génn communiqué di menacer état bu Sénégal ci lan moo tax benn groupe bu mel ne ànd sàmm jikko yi di aaye franc-maçon yi amal benn ndaje wu référendum mi ngi waroon am du 2 au 3 février 2018 à Dakar ànd sàmm jikko yi ak Mame Matar Gueye ñoo ci taxawoon temm ne du fi amee ba gars yi daal di annuler rencontre boobu noonu amalee ko feneen chefu franc-maçon yi nekk France nag meroon ci lool ba génn ab communiqué di menacer kon xeexu ànd sàmm jikko yi tàmbaliwul tay yemul rek ci mbiru góor jigéen li gën a am solo sax ci seen xeex mooy attaqué agenda lobby maçonnique yi nga xamante ni dañu bëgg a jaar ci enseignement bi showbiz bi ak politique bi nga xamante ni franc-maçon yi dañoo taxaw temm ne ku bokkul seeni kuréel te bëgg a yuutu ndombal tànk ci biir réew mi dañ la sàkkal pexe. objectif ànd sàmm jikko yi nag mooy gëmloo doomi réew mi que ni du nekk franc-maçon mooy tax nga doon président wala nga tekki wala nga yegg ci yenn maqaama yi te lii li koy maye mooy maanaam def loolu ci bopp doomi aadama yi mooy sensibilisation ci lan mooy franc-maçonnerie. Ababacar Mboup ak Cheikh Omar Diagne def nañ ci ay vidéo yu dul jeex ngir ku nekk comprendre que ni dugg ci mbir yooyu noonu mooy alku dugg ci mbir yooyu mooy jaay sa yowmal xiyaam jëndee ko àdduna gi nga xamante ni yàggul ay naxee mbaay la ak puuk réew discours yi nag arrangé wul lobby yi nga xamante ni chaque fois dañuy nekk ci recruter les meilleurs dans leur domaine ñi gën a xarañ ci seen fànn la ñuy wut di leen jéem a intégré ngir ñu mën a influencer ñu baree bari nax nañ leen dugal leen ci ay loge maçonnique te mënatuñoo génn parce qu'au début dañ leen gëmloo woon ni lii benn association dong la nga dem ba nekk ci biir gis ni sa imaan mi ngi wàññeeku parce que force nga leen di côtoyer di leen fréquenter di bokk seen i ndaje dañ lay transmettre ay ondes yu négative yoo xam ni dafay am njeexital ci sa ngëm-ngëm di la soreel ak sa borom lii la ànd sàmm jikko yi di xamal jeunesse bi te am na ñu mu arrangé wul moo tax gars yi duñu taay ci xeex leen ngir noppiloo leen. nga jël aussi wàllum xeex ngóor jigéen bi nga xam ni bu ñu demee ci diine jàngal nañu ne bokk na ci bàkkaar yi suñu borom alaki askanu lëmm jamono yonent yàlla Lóot parfois nga dégg ku naan mbiru mandute naan mandu leen mais est-ce que bu doon mandute maanaam ku nekk ñu bàyyi la nga def lu la neex est-ce que kon yàlla dina orienté yonent yàlla Lóot ci askanu Sodom ngir mu génne leen ca mboon nga ñu nekkoon rawatina mbiru góor jigéen yonent yàlla Lóot daf leen waar yedd leen ñu dëgër bopp mu xas leen ñu lànk ne du ñu bàyyi yëfi bon yi ñuy def mu menacé leen ne leen su ma amoon kàttan ak mbooloo bi war dinaa jàmmarloog yéen sàkk leen pexe ñu wëcc seen jëf yu ñaaw ba yàlla alak leen kon ñuy wax waxi màndu nga la waay nañu gëstu seeni diine xool jaar-jaaru yonent yi lu waay di wuyoo daf koy ndiroo te lu waay gàtt-gàtt alluwa yàgg nga dégg benn xadis yonent bi mu naan boo gisee safaan soppi ko ak sa loxo yonent bi waxul nga muñ ko d'abord déedéet dafa ne da nga koy soppi ak sa loxo boo ko mënta soppi sa loxo nga jéem koo soppi ak sa làmmiñ boo ko mënta soppi nag sa làmmiñ nga naqarlu ko sa biir xol lii la ñu yonent bu tedd bi jàngal Sénégal nag comme ni ko Oustaz Alioune Sall doon waxee 95% des musulmans mais boo ci génnee naafeq yi li ci des du bari ànd sàmm jikko yi nag ci wax ak jëf la ñu nekk te lii la ñu diine jàngal. góor jigéen yi ñu ngi def seen agenda boo ko déroulé ci Sénégal te du ñu nangu muus di fi naanee ñeex fii Sénégal muusu góor jigéen du fi naanee ñeex.
ndaje bi nag dafa yëngal lool mbootaayu góor jigéen yi ba ñu nekk bitim réew moo tax boo déggee kuy dal ci kaw wala di critiquer méthode ànd sàmm jikko yi seen doxalin soit naa fekk la maanaam xam na effet bi combat bi am impact bi mu créé muy jéem a déstabiliser wala muy ab ignorant boo xamante ni gëstuwul ba noppi topp ma riirandoo bi. impact bi njëkk bi mooy mbootaayu góor jigéen yi dañoo tiit bay sàkku ñuy interdire ay membres ànd sàmm jikko yi rawatina ay xalif généraux dugg seen réew mais buñ ci yemoon mu neex. Conseil d'État bu France dafa boole Sénégal gannaaw manifestation bi ci dëkk yi nga xamante ni wóoratul pour góor jigéen yi loolu li muy tekki mooy membre association góor jigéen yi fi nekk di leen dooleel di influencer ay jeunes mën nañu demander asile ñu yóbbu leen France ne amatuñ jàmm Sénégal ñu rawale leen ñu génn réew mi ñun de en tout cas yu mel nii la ñu bëggoon kuy def sa lu bon demal ca réew yi nga xamante ni ñoom dañoo sax légaliser suyu góor jigéen ngeen nekkal ko ci mais fii moom du fi amee. mais beneen impact bi combat ànd sàmm jikko yi am mooy dafa dugg ci nopp ñi nga xamante nii ñoom la góor jigéen yi gën a ciblé muy ndaw yi ku demoon ci manifestation bi amoon place de la nation di nga ci xam dara ndaw yi ñoo fa gënoon bari mais lii prouvé encore que ni message bi dugg na bu baax ci nopp jeunesse bi mooy li xewoon bërki démb ci lycée Serigne Ababacar Sy bu Tivaouane élèves yi ci boppam ñoo xam ne amaguñ 25 ans ñoo taxaw ne programme genre bi ñu bëgg a jaar ngir banaliser wàllum góor jigéen du fi amee. prise de conscience bii nag lan moo ko waral combat ànd sàmm jikko yi la kon kuréel bii nii menace la pour ñi nga xamante ni dañoo recevoir ay financement góor jigéen yi menace la pour ñuy dooleel borom ñaari tur yi menace la pour góor jigéen yi nga xamante ni bëgg nañ tasaare seeni xeetu mbon ci biir réew mi kon lépp lu ñu mën a def pour diaboliser collectif bi lëndëmal xelu sénégalais yi duñ ci tàyyi ndax combat bi mi ngi am impact ci askan wi rawatina ndaw yi. ci ndaw yooyu nag daf ci am ñoo xamante ni toll nañ ci seen carrière foo xam ni mënuñu am lu ne mënuñu am li gars yi di tuddee tey teranga yaaduna te ñu nekk ay youtubeur ku ne xam ne ni YouTube boo xasee ba yegg 100 000 abonnés di def au minimum 50 000 vues par vidéo façon proposition bu nekk di nga ko jot bu fekkee ne xaalis moo la jiital di nga nangu façon proposition bu ne mais dootoo moom sa bopp maanaam dafay am looy wax ak loo dul wax am sujet yoo xamante ni doo ko laal mais ñu gis ay jeunes youtubeurs yu am public bu leen di topp te la plupart ci seen public moo ñu intéressé wu ci wàllum showbiz lu reetaan lu ak yu ni mel mais teewul saa yu safaan amee dañuy taxaw xeex ko ak seen làmmiñ te buñ ko deful woon kenn du leen ci critiquer parce que ba ñuy créer seen chaîne YouTube loolu taxul woon. Weshow ci la bokk Zal ci la bokk Magde également ba ci Fallou fait des vidéos bi nga xamante ni ñun ñëpp xam nañ ni ci wàllum comédie lay yëngu ak ñoom Malick ak yu ni mel mais ñi ngi participer ci combat ànd sàmm jikko yi te mënoon nañ sóoraale que ni xeex ngóor jigéen ak yenn position yi daf lay xañ lu baree bari donte fii yàlla kese moo fi nekk. pourtant am na ñu leen mag fuuf di daw ci ginnaaw xaalis te mu jar leen lu nekk koo ci jël ci ñoom la plupart amagul 30 ans ay jeunes lañ ay xale yu ndaw boo jëlee ko ci mel ni Zal proposé nañ ko benn partenariat ak société bu yëngu ci wàllum carte xaalis mais dafa bañ te moonte bërki démb benn artiste bu mag a mag koo xam ne mbar na ko papa muy Pape Diouf la ñu fay xaalis bu baree bari ngir mu doon ambassadeur société buy yëngu ci wàllum carte xaalis bëgg ñu cité turu société bi di leen defal promo ndax ñun proposé woon nañu genre partenariat yooyu noonu ñu lànk donc ñii jàpp nañ ni dañ leen war a dooleel di leen suivre ci seen support ngir ñu bañ a rëccu yoon wi ñu jël bañ a dem ba naan bu ñu sañoon bañ a xeexal askan wi ñun de en tout cas dañ leen naw loolu ak ñeneen ñoo xamante nii mënuñu leen lim dañ ci rek tànn ñii te lii daf ñu dolli rassuré que ni Sénégal dina soppeeku par force ndax am na benn éveil de masse bu ñu remarqué boo xamante nii moo nar a changé Sénégal ak jeunesse bu éveillé boo xamante nii ñi ngi ci ay domaines yu wuute te engagé wu lool ci seen réew. am na sax yeneen jeunes yoo xamante nii seen yoon newul ci wàllum politique seen yoon newul ci yenn combat yi mais ñi ngi mëne ay action yu am solo ci seen domaine mën nañ jël ku ci mel ni Maodo Massoud Diop di yëngu ci wàllum social mën nga jël ku ci mel ni Sophie Gueye donc ku nekk bu defee li mu war a def ci domaine am lépp jaar yoon te gëm nañ ni lii mooy defar Sénégal parfois nga dégg ku ne ànd sàmm jikko yi lan moo tax duñu wax ci lii wala ci lii mais ñoom moment bi ñu nekk di xeex benn mbir yow lan moo tax nga organiser wu xeex la la bu ko defee kii bu nekkee ci fii kii nekk fële kële nekk feneen mais combat yi dañ koy songu daal di koy daan mais yow defoo dara xeexoo góor jigéen xeexoo franc-maçon bu ñuy xeex ngir wàllum pétrole duñ la gis bu ñuy xeex ngir wàllum démocratie kenn du la seen yow participer woo ci benn combat mais yaay taxaw di wax ku ci nekk ban posture ak ban taxawaay la war a am genre nit yooyu noonu dañoo war a noppi moo leen war
kon taxaw seetlu bi tay loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf